téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag dañoo ñëwoon ci benn école bu nekk Patte d'Oie Builders école baa ngi tudd Cheikh Zayed Ali Boun Ali Mihiane ñu fekk fii bu ñuy wax Mouhamed Gaye xaaral ñu bàyyi leen mu présenté wu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu mbokki téléspectateurs yëpp mbokki internet yëpp ñu leen di suivre seen chaîne bi donc su ko defee rek di leen remercier di leen sant aussi seen teewaay ak aussi invitation bi ngeen xam ne jagleel ngeen ñu ko man nag yàlla dafa dogal ma nekkoon un ancien élève voilà fii laa nekkoon jàngee fi ba am ni génn fii ak sama baccalauréat ak sama yeneen i morom yu bari yàlla dogal ma ñëwaat fii ci école bi am investissement yi mu fi doon def ci wàllu informatique c'est-à-dire aménager fi salle informatique pour élèves yi daal. mais bëggoon naa xam école bi depuis kañ la sosu. bon école bi ñu ngi ko sos ci 1986 par le père fondateur Cheikh Moussa Diakhaté waaw. école bi est-ce que am na ñoo xamante ni génn nañ fi nekk ay cadre. waaw effectivement am na ñu fi génn ñoo xam ne tey bëri na. mun naa ci sax citer ay nom mais bari na ku mel ni Mohamed Sarr moom mi ngi génne ci école bi ak baccalauréat am dem continuer ay études am Qatar fii ba fi may wax ak yéen mi ngi nekk comptable si benn banque bu mag bu nekk foofu ci Qatar aussi am na ku dem ñu mel ni ki Gallo Mbaye ñoom Gali Sall ñoom ñëpp fii lañ génne ñoom Diassi Cheikh Diassi ñoom ñëpp Mohamed ak ñoom Mohamed Biteye ñu ngi Angleterre ñoom ñëpp léegi macha allah ay kilifa lañ ci domaine bi nekk fii la ñuy jaar génne fi am na ñu nekk ci fonction publique bi nekk fi comme ay enseignants ñenn ñi comme Abdou Aziz Diakhaté bëri na ci ak ñeneen ak ñeneen et cetera am na aussi ay professeurs comme demee ni ki Mor Diakhaté professeur la à EFI bu Rufisque voilà donc formateur la foofu mooy les enseignants arabes donc bëri na comme ñu demee ñoo ay Modou Touba bëri na daal voilà su ma limee fii. mais est-ce que mën nga ñu wax tuuti rek ci fondateur bi mooy kan. waaw fondateur bi li ma la ci mën a wax rek moom mooy El Hadji Moussa Diakhaté la tudd moom yàlla dafa defoon dundam yëpp da ko consacré woon ci xam-xam moo ci alquran ak wàll xam-xam moo xam ni wàll xam-xam mooy science islamique voilà loolu la yàlla def mu jàngoon ko doon ko jàngale aussi mu nekkoon jàngalekat dundam yëpp ci la ko consacré bay mu bokkoon ci ay mébétam mu taxawal béréb bii pour def ko béréb boo xam ne dañ fi tàggat ay ndaw ba nga xam ne dinañ fi jógee jële fi ay xam-xam yoo xam ne ëllëg dinañ mën a servir nation moo waral comme sànq ni ma ko waxee rek ñu bëri ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ génnee nañ fi ci école bi ginnaaw yàlla grâce à lui donc moom demoon na ba dundam dana woon école bi da ko fi bàyyi mu nekk waqf c'est-à-dire da ko def don islamique don boo xam ne école bi kenn du ko jaay du lu ñuy donn yàlla dogal na 2020 bi la génn àdduna ñuy ñaan yàlla yal na yàlla wàcc yërmande ci kaw ak mboolem julli waaye moom ci dundam nee na woon famille woon bu kenn jaay école bi du lu ñuy doon waaye daa nekk loo xam ne trésor islamique la patrimoine islamique kon moom lañ ko def ñu xam ni kon ñuy woo jeunes yi ñuy woo musulman yëpp ak umma bi yëpp képp koo xam ne war na ci mën a dugal loxoom école bi mën a gën a avancer jëm ci kanam ñu xam ne ñun suñu bopp lañ ko defar parce que l'islam moo ko moom te l'islam jamono ji fu ñu toll nii dafa soxla genre béréb yi mel nii ñu fay tàggat ay ndaw yoo xam ni ci seen wàllu xam-xam ak wàllu xel mu méngoog jamono parce que adduna dafa toll foo xam ni science moo koy doxal xam-xam fu ñu toll nii donc il faut kon ñu gën a investir ci wàllu boobu mooy wàllu éducation ak wàllu formation surtout ñu jëm ci wàllu ndar yi jeunes donc école bi def na ko man fi laa génne ak sama yeneen morom te ginnaaw yàlla mooy comme góor gi li ma la ko waxee rek kon vraiment kon patrimoine bi ñu bàyyee nekk na lu am solo loo xam ne war nañ ko gën a góorgóorlu pour perpétuer œuvre bi ñu fi bàyyi ñu gën koo ñoŋal daal waaw loolu daal laa amoon li may wax en quelque sorte ci góor gi. tamit yéen ñi nga xam ne génne ngeen ci école bi am ngeen ay projet yoo leen teg pour école bi. voilà donc voilà ci wàll boobu lu ma ciy tontu rek. ñun bañ fi génnee comme ku demee ni ki man maa ngi fi génnee en 2003 laa fi génnee man ak sama yeneen naataango yoo xam ni cité naa la ko sànq ku mel ni ki Abdou Aziz Diakhaté enseignant la mi ngi nekk comme ku demee ni ki école Ousmane Socé Diop am na aussi Mouhamadou Makhtar Thiam mi ngi nekk ci école bi fi la génnee moom opérateur économique la léegi donc ku demee ni ki bari na daal ñu demee ni ki Modou Mané ñoom ñi ngi nekk ci wàllu business bi ak commerce beeg yooyu
ak ñeneen bari na daal mënu su ma fi limee damay juum kon donc ñooñu ñëpp nag anciens élèves yi nga xam ne ñoo fi génnoon ci lañ regroupé wu ci benn association maanaam association boo xam ni ñu ngi ko nommé association sénégalaise pour le développement la solidarité et la charité voilà donc yàlla def siège social bi pour le moment mu nekk fii ci école bi su ko defee siège boobu loolu association boobu lu ko tax a jóg mooy fexe ba nga xam ni ñi nga xam ni dañ fi génne woon moo xam sax ñi nga xam ni présentement ñi ngi fi di fi jàng di def terminal moo xam ñi def seconde wala classe bi. mais aussi demee mën noonu naa xam tamit association bi depuis kañ ngeen ko commencé. donc association bi juste 1 an lay war a xool dañ ko créé d'ailleurs récépissé bi sax xam naa mi ngi en cours la ñu jot ko waaw maanaam fi may wax ak yow ñu ngi xaar récépissé bi du yàgg léegi ñu jot ko mais terewul suñu activité commencé nañ ko dérouler donc comme ni ma la ko waxee sànq rek donc képp koo xam ne ancien élève la woon nekkoon ci établissement bi ak ñi nga xam ni fi lañ nekkee di fi waajee nekk fi actuellement ak ñi fiy génn ëllëg ñooñu ñëpp mën nañoo bokk ci biir association boobu képp kuy ndaw tamit foo nekk ci biir Sénégal mën nga cee bokk parce que bañ nañ beneen luy développer Sénégal moo ko tax a jóg voilà donc loolu mooy kii association bi su ko defee nag am na ay points yoo xam ni loolu moo tax a jóg association bi mooy fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo bokk ci association bi ñu lënkale leen ñun ñëpp boole leen ba nga xam ci benn idéal boo xam ne dañuy dimbalante mu am solidarité suñu biir moo xam ci wàllu social ci wàllu développement ak ci wàllu lu demee ni kii wàllu formation ak wàllu bari na daal activité yoo xam ni socio-économique yoo xam ni association bi da ciy yëngu. Deuxième point bi aussi association bi li ko tax a jóg bokk na ci mooy mu contribuer pour le développement de la société mooy lu demee ni luy jëmale société bi kanam wala Sénégal kanam ci wàllu domaine santé ci wàllu éducation ci wàllu culture ci wàllu développement social yooyu yëpp tamit da ciy yëngatu association bi. Aussi troisième point bi dina yëngu tamit ci wàllu connaissance et le rayonnement de l'islam mooy xam-xamul l'islam nit ñi gën koo xam nga xam ni dina gën a promouvoir science islamique pour nit ñi gën a xam l'islam bi gën a xam fondement wu l'islam gën a tamit yëkkati l'islam ba nga xam ni ñi nga xam ni xëy na leerul woon seen bopp wala boog seen diine desoon na leer si ñoom ñu gën leen a jàppale ci fànn boobu ba encadré leen ba ñu xam lan mooy l'islam ak lu ko tax a jóg ak lu muy symboliser donc loolu li ci bokk na ci suñu mébét projet yi bokk na aussi ci ay construction yoo xam ni ci wàllu ay institut islamique comme yi demee ni ki institut bi ñu am yeneen institut yu bëri yoo xam ne yeneen gox ci biir Sénégal yoo xam ne dinañ ko fi mën a implanter donc loolu yeneen mébét la ci wàllu même tamit domaine centre de formation professionnelle bëgg nañ ko tamit taxawal pour jël yenn ndaw yi nga xam ni génn nañ fi wala ñu génn ci yeneen établissement te jotuñu am ay formation ñu jàppale leen tàggat leen daal di fexe accompagner leen utal leen ay financement ba ñu mën a am yenn source de revenu pour am autonomie financière donc loolu ci la bokk dernier point bi may daanele dina tamit yëngatu ci wàllu assistance mooy ñi nga xam ne mooy orphelin mooy maanaam ñi nga xam ne ay jërim lañ seen i waajur dañu teel a génn àdduna wala ay bàyyi leen fi ñu nekk ay xale association bi dina ñëw pour accompagner leen encadrer leen si seen wàllu njàng ak ci yeneen domaine ak ñi nga xam ni dañu nekk dans le besoin moo xam ñu ngi ay diminué la ñoo xam ni dañu dem ba seen loxo jotul seen digg ginnaaw ñu moo xam mun nañ nekk ñoo xam ne dañ tawat wala ñoo xam ne dañ nekk situation de précarité yoo xam ne vraiment c'est extrême des fois day am moo xam ci contraire bu mu mënti nekk ci biir Sénégal rek ñu fexe ba lëkkaloo ci yeneen association ak yeneen ONG yoo xam ne pare nañ pour liggéey ñu ànd ko ñoom fexe daal ba wax dëgg yàlla xeex tamit ndóol ak ñàkk ci réew mi loolu moo ko tax a jóg. waaw Mouhamed Gaye li nga fi wax yëpp am na importance macha allah ndax mënoon nañoo xam sa dernier mot. voilà sama mot de la fin mooy que ne encore une fois maa ngi lay remercier si seen teewaay waa seen site bi vraiment di leen remercier teewaay bi aussi di rafetlu initiative bi ak ñi nga xam ne ñoo taxawal chaîne bi ba nit ñi information yi mën a gën a yegsi ci ñoom kon donc nekk na lu am solo te ay jeunes ñoo ko yor di ko doxal donc nañ leen jàppale nit ñi gën ci abonné mu gën a jëm ci kanam mu contribuer pour le développement du Sénégal nga xam ni dina indi information yoo xam ne ay information de qualité la ci domaine yëpp pour nit ñi mën cee jariñoo kon nekk loolu si dañ koy rafetlu en tant que jeune ak jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy yor affaire boobu porter projet boobu ñu ngi leen di ñaanal yàlla
yàlla jàppale leen kàttanal leen ba seen liggéey bi ñu ak yéene bi ñu am ci réew mi yàlla jox leen moyens yi ñu ko mën a eggalee seen mission boobu. loolu laay wax di indi rek benn précision mooy que ne di sant direction école bi. voilà parce que damay wax sax na ñi nga xam ni ñoo fi nekk wax dëgg yàlla man dama nekkoon comme ni ma ko waxee un ancien élève génnee ci école bi en 2003 ak sama yeneen morom mais yàlla dogal may yëngatu ci wàll comme opérateur économique. voilà lépp loo xam ne day créer richesse maa ngi ciy yëngatu. voilà donc yàlla dogal ma amoon benn projet boo xam ni pour aménager fi benn salle informatique au niveau de l'école parce que j'ai remarqué que ne école yu bëri sooy xool am nañ ay salle informatique léegi pour teel a initier seen élèves yi pour ñu mën a am notion en informatique. parce que je me rappelle bien en 2003 ba ma génnee fii man ak sama yeneen naataangoo yi boobu maa ngi génne amoon benn notion en informatique boobu mënu ma woon sax ku ma joxoon clavier wala machine sax du ma xam ne ma koy taalee du ma xam ne may taalee unité centrale. si la yàlla dimbali ma dem université Cheikh Anta Diop ba ma demee faculté de droit ma daal di defaale formation en informatique CESMI formation accélérée fa laa génne ak sama diplôme en informatique. donc yàlla dimbali ma si laa ñëw daal di dem liggéey pharmacie comme vendeur jaar naa foofu jóge fa dem liggéey agence def naa pharmacie 3 ans comme vendeur jóge fa dem pharmacie dem agence immobilière liggéey naa ci agence immobilière depuis 2009 ba 2015. ci laa jóge foofu dem liggéey ci IPM institut de prévalence maladie privée wér ak jàmm ma jóge fa 2015 ba 2020 ci laa génn daal di créer sama propre entreprise donc voilà Kër Nabi multiservice voilà donc ci laa nekk yàlla def ma taxawal ma porté woon projet boobu fexe ba comme ma nee naa am chance bi ma am ba xam as tuut ci wàllu informatique ak notion boo ci am te yeneen écoles yi ñu ngi koy gën a vulgariser pour mu tasaaroo ci biir réew mi kon day jaadu lu mel ni que institution islamique yi comme lu demee ni que école bi ma def fi benn phase pilote c'est-à-dire ma essayer benn salle informatique boo xam ne dinaa ko installer su ko defee mu nekk à la portée des élèves pour élèves yi nga xam ni ñi ngi nekk ay primaire ñi nekk moyen secondaire ñu mën leen a commencer initier ci domaine boobu mu bokk seen i programme bokk seen i notes yi ak yooyu donc ba ma ñëwee waxtaan ci ak direction yi ñu rafetlu ko direction bi accompagner ma ci vraiment ak ki nga xam ni sax moom mooy vérificateur bi ci école bi mooy Abdou Aziz Diakhaté donc ñu ànd ci projet boobu di ci liggéey bu rafet bu mucc ayib ba fi ñu toll nii sax salle bi mun naa wax ni c'est fonctionnel donc ñu ngi préparer même inauguration bi les semaines à venir donc du yàgg tuuti su ko defee dinañ invité waat yenn sax parents d'élèves yi du ñàkk ñenn ñoo xam ne dañ ko assister ñi ngi leen ci invité yéen tamit ak mbooleem sénégalais yëpp di leen ci woo kon su ko defee en tant que jeune noonu laa ko bëgg a commencer ak école bi mais bëgg naa ko tamit gën a yaatal ci yeneen école privée yi nekk ci réew mi ak yeneen école ci wàll ci public bi donc li ñu ci mën en tant que jeune pour participer pour le développement de ce pays parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp ku ci nekk apporter sa pierre à l'édifice national su ko defee Sénégal jëm ci kanam kon loolu laa am na ca di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli ko ci réew bi yàlla def Sénégal mu développé ànd ak naataange ak jàmm ak sutura ak mébét yi ñu am yëpp yàlla jàppale ñu ba ñu vraiment ba ñu réaliser ñu ngi leen di remercier bu baax a baax. waaw kon ñu ngi leen di jaajëfal mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñu suivre ci sañu site MDB Pro ñu ngi leen di jaajëfal bu baax kon ba beneen numéro incha allah rabbi jërë ngeen jëf.